bonsoir ou bonjour selon le temps qu'il fait chez vous. Merci de nous rejoindre sur le plateau de M-Media TV dans votre émission RAS. RAS reçoit aujourd'hui un jeune du nom de Mohamed Diop alias Midero, basé à Dakar mais natif de cette localité, Thiamène. Sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité en compagnie de votre présentateur, votre humble serviteur DJ Sakababs, en compagnie également de notre sponsor leader, Manizeri Sopunabi, le gérant Moustapha Di. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, découvrons notre invité, Midero. M-Media, best pro for life. Midero in the building, aka Connect Thiamène the right. Dem ba tay dem ba xaare rap lay dundee bis bu ne ok yow maa seex li jël moom bébé joxal ma ko bii baron na ko peram tey ne lay pam te ne ko dee lu mu gën a tàngee rek duñ fa guddee bu seddee ñu jaare fa dee doon kay da ci digg àll bi di fàtte ba ñeer bi takkal ma xoron bi gis naa la bu àll yëpp ba mu des cannibal jamono na ko biiru baale xoron doom ak jiitam sa leero ko itam yabal wel mu gasakan li moo jël sa bakkan jub ray lu we ndax jikko bu tooy mu dal foo mu taw xara bi tàmbali tuy tuy nga taw laa par ci doon sang neeri ginnaaw ko sa nguur ba doodoo sànni xeeri li moo jël ci sa bakkan I'm a number one, best blood number one. I'm a number one, Connect Thiamène number one, M-Media number one. I'm a number one. Ku la sot foofu nga di ko jaay muus dalay jàpp rek suul te la ren di weesoo gul kon bro na nga ful xamal ne tasi lañuy ful ma tanaa lay til rañi ma sangoor yokk sama tàngoor maag sama tàngoor indis la ñangoor fils ñangoor kon bro ñangoor tin jàpp rek taw baay kim di ma sa baay sa jur nañu gëm loo gaa yaa seen baay wanday ba sanday ki ngeen di dégg di daw laa melu gaynde ku ko dégg daw gaynde bi lay génn àlli seen gi di ko daw déedéet ñooy kenn ko ñaan rey ko du fan rek laay jooy fu ñu la jëlee nga jooy bu xasee bët ni looy I'm a number one, NT number one. I'm a number one, my dad number one. I'm a number one, Thiamène number one. I'm a number one. Voilà mbokk yi comme ni ma leen ko waxee yéen a ko gisandoo mi ngi nii muy MC Midero ñu gën ko xam ci Mohamed Diop di yëngu ci li nga xam ne moo di wàllu hip hop bi. MC ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu bàyyi nga nuyu li nga xam ne moo di mbokki téléspectateurs yi de seetaan fii ci M-Media TV. maa ngi bëggee ñëpp di ziare ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant yaakaar naa ne booy bi moom yaakaar naa gars yi xamaguñ ko mais ku xool lii rek da nga war a mën a xam booy bi surtout si question yi nga xam ne si lañ jëm si biir incha allah maa ngi demee foofu kàddu yi. merci beaucoup am na solo ñu leen di fàttali muy Mohamed Diop alias Midero comme ni ma leen ko waxee basé wu à Dakar di yëngu ci li nga xam ne moo di wàllu hip hop bi mais également di natif localité bu Thiamène MC ginnaaw ba la ñu leen nuyoo wax nga ko sànq ñu bëggoon a xam kan mooy Midero ak lan moo indi turu Midero. turu Midero bi moom comme man sama papa dafa génn àdduna yal na ko yàlla yërëm na xaaral ko àddina fi daw si moom moo génn àdduna dama ne woon nag man comme que dem naa ba dugg si léeg dinaa def loo xam ne sama papa la nit dina taxaw tudd turam te du ko xam te fekk na moom moo ngi tudd turu paa bi waaw looloo tax man ma jël turu Midero boobu noonu créé ko turu Midero moo ngi jógee si ñaar tur ak sant ñu xool moo ngi jógee si sama tur man ak turu paa bi ak sama sant foofu la Midero bi jógee moom lañ créé def ko xëy na turu paa bi nag moo ci ëpp doole nag parce que moom moo tax ñu créé turu boobu la. merci beaucoup loolu am na solo également aussi tamit ñu bëggoon a xam lan moo la poussé ci li nga xam ne moo di wàllu hip hop bi da nga ci dugg da nga ci am passion dugg ci wala da nga ci am référence parce que bu ñu xoolee sa génération bi ñu ci dugg ñu bëri dañ naan diw mooy sama référence yi wàllu hip hop bi wala man dama dugg ci hip hop bi am lu ma ci war a apporter loo xam ne kenn defagu ko ci lan moo la ci dugalee. bëgg naa sa apporter loo xam ne kenn defagu ko ci d'accord mais man Thiamène moo ma tax a jóg Thiamène moo tax ma dugg si rap bi donte nag am naa si ay idole waaw am naa si ay idole yu rëcc waaw ak ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ma découvrir rap ñoo tax ma xam rap waaw ba ñooñu jàllee nag ci laa jël Thiamène nag teg ko sama kanam moom laay wax TN gi ngay dégg mooy sama logo fépp la tasaaroo Dakar gi ma nekk ne boo demee studio bi ma fa nekk loolu lañ may woowee xam nga ku jaar sama tur di nga jaar si sama logo te ku jaar si logo di nga tudd Thiamène xëy na mën naa ñoom TN lañ gën a yaatal mais ñoo ngi def
ay recherche yoo xam ne ñoo ngi jéem a évaluer tur ba nga xam ne yaatal ko ba nga xam ne ci képp koo xam ne boo gisee TN di nga xam exactement lan moo tax a jóg TN bi incha allah. merci beaucoup am na solo kon ñoo ko déggandoo Thiamène muy seen doom également aussi di leen lancer appel ngeen jàppale ko bien vrai que mi ngi basé wu à Dakar mais comme ni mu ko waxee lépp lu muy def Thiamène la ci jiital kon yaakaar naa mi ngi noonu mi ngi sollicité leen ngeen encouragé ko ci bu baax ci li muy def. également aussi tamit gis nañ sa génération bi en général bu ñu dugg ci rap bi dañuy am ay contradictoire ak seen famille maanaam au début bu ñu ciy dugg seen famille duñ d' accord wala bala ñuy d' accord dañuy dem ba affaire yi commencé jàpp ñuy doog a d' accord yow naka sa famille naka lañ ko dundee woon au début. loolu moom mënut a ñàkk si artiste bu ndaw surtout période bi parce que dama naan ne léegi ay beaux parleurs ñoo fi nekk. duñ dem dañuy bàyyi kenn dem. genre ñoom ñooy bàyyi ba nga génn sa gaale ñu ñëw si sa mère naan ko sa doom ji dina tox dina agré dina sàcc parce que moom ci milieu bi nga xam ne loolu lañ ko xamee. mais dëgg du loolu noonu rek moo tax a jukku bi ndax ñaari yoon la ñaari façon la boo ñëwee nag ñaari yëpp dañ lay tegal yaa xool bi nga xam ne moom nga si bëgg nga jël ko am na ñu si yoo xam ne rab bi moo leen jëlee si mbedd mi dugal leen si gaale yi am na si ñoo xam boo leen daan gis da nga leen daan daw tey jii boo leen gisee di leen di song lan moo ko waral rab moo ko waral man yaakaar naa rab nekkul loo xam ne baaxul man nag mais donc doon na wax dana wax mais léegi arrêté na parce que du ma taxaw di wax moom naa ko rab bi nii la demee lii la demee xëy na dana kii ak bëgg-bëggam la moo tax muy waxee noonu ne maa ngi koy tontu si ay jëf ndax boo xoolee sama comportement ak samay doxalin dina xam ne kat sama doom ci si li mu nekk nii nekkul li nga xam ne si ne dana ko yàq parce que fonk na liggéey moo ngi def ay mbiram te yàqalu ko dara teewul moo ngi si milieu bi di ko def ba tey. effectivement li nga wax am na solo rap ñaari yoon la deux voies la kenn ku ci nekk boo ci duggee ak la ngay choisir gis nañ comme ni nga waxee moo leen jëlee ci mbedd dugal leen ci gàlle ñi aussi tamit moo leen jëlee fenn fi yóbbu leen fenn fi également merci beaucoup loolu am na solo également bu ñu xoolee ne rap dafa bëri ay façon am na li nga xam ne moo di ego trip am na slam am na hardcore ainsi de suite yow ñu bëggoon a xam ci ban domaine nga yëngu ci wàllu hip hop bi. xëy na dama naan polyvalent laa maanee. polyvalent maanaam yow fépp ngay tourné quoi. waaw mais sama base bi nga xam ne moom laa démarré bu mu baax la classique bi hardcore bi man moom laa démarré ba su may tur même su may nekkoon di jéem woyatu sax da nga ko si sentir mu leer na ne kii nii lii la débuté mais xam nga affaire bi yamatul foofu milieu bi yamatul foofu donc moo ngi découvrir di indi leneen kon foofu nga daal di yaatal sa talent xam nga ubbi ko si yeneen espace yu bëri yoo xam ne fu ñu la ko woo da nga mën a wuy ji moo tax man ma ñëw daal di gën a daan doonte fay la nekk mais naa ko def polyvalent yaatal ko fépp ndax lijjanti lépp indi lépp fii ci Thiamène. effectivement loolu am na solo également ba tey moom polyvalent nga ci li nga xam ne moo di wàllu hip hop bi mais seetlu na ne actuellement fi ñu toll nii hip hop bi dafa bëri classe de trop lan moo waral loolu des fois gars yi dañuy génn di clashante saagante yaa ma gën a xam ne di jàmm loo ci wax. waaw loolu nag moom dama naan si hip hop bi la bokk ndax ba muy débuté armé sa gun xam naa ne gars yi dinañ ko xam ñoom loolu la ko nekkoon ndax ba trap yi di ñëw si hip hop bi noonu la ko demee waxee classique moo fi nekkoon ba trap yi ñëwee nag si la armé sa gun juddu maanaam boo nekkee si trap bi bu la waa classique bi jàppee dañ lay faat boo nekkee si classique bi bu la waa trap bi jàppee dañ lay faat noonu la démarré mais classique kii bi ngay wax mooy classante bi ngay wax moom loolu dafa nekk benn méthode boo xam ne artistes yi dañ koy utiliser par exemple ñu xëy déggatuñ météo waaw léegi day xool ki nga xam ne moom moo ngi commencé di bëtt di jàll ma dem koy dogaale ko xam nga classe ko am si dara man loolu noonu da lay ubbiwaat indiwaat respect boole laa si sa bopp looloo tax mais tamit si li nga xam ne artiste tamit ndax yaakaar naa ne classe nekkul lu yomb nit classe la nga fay ko léegi artiste yëpp mënuñu ko waaw ça prend du Tell you are Metro for life from best friend and you dama réer sama yoon moo tax ma jël bi la yoon dinaa si àgg di mu metti si bi la yoon ba ma
ñëpp bàyyi rek naan de seen koor su ko jébbalu joxe lu si koor moom koor moo jege sama buuma xool dégg naa ko yéene jox ko xalaat yi xam ne nekk sama xool bii maa ngi lay xalaat rek dama masal la xool bro xalaatal ku la fi indi moo yore sa wërsëg moom rek moo la mën a génne ku mu taal dootoo mën a fay kartal moo ko mën a sëkk seen jëkkër boni lay boom xol bu sax si boy di ci doom ma bul ma samel sa doom xam naa sama njëg naa nuri ay koon wax ji bëri na lu may dégg doy na sëg ca ñaar bu tàbbi si xëydam kan moo ko mën a sëg seen jëkkër boni lay boom xol bu sax si boy di ci doom way moom peex leer de sa leer ci koom di baax ñëpp ko seedeel sa jëf di baax a tax nga des si xol yi ba léegi de bëcc bu lakk ci taat day bëgg am moroom say temps nee leen gémm ngeen bëgg maa def moroom ci da ko tax a saf xorom maa safa seen gémm te yor ma xorom gërëm ak coy ndax moo la may olom lu mu metti rek naa fay naat bi xoromam mu metti rek naa fay naat bi xoromam boot bëgg bi leew xaj bi su bokkul ma leen xaw ma leen am naa seetu mais aw ma jotam saa su ma jàkkaar la ko moom rek di gën di ñàkk jom léegi-léegi ma kiyaase si li ma wees léegi-léegi ma rëcc même pas di bàkk loo bëggoon ma sànq xalaat yi tawu ant te ma sama gant sama rongoñ laa soppi sama ñaq sama xol wow na xeer ndax di ngeen sax si dëkk di ma geer bëgg ma keer mais ok maintenant for life Beaucoup, mesdames et messieurs, amis chers téléspectateurs de la M-Media TV, toujours dans votre émission RAS. Comme je vous l'avais dit, a priori, RAS reçoit aujourd'hui un jeune talent du nom de Mohamed Diop, alias Midero, basé à Dakar, qui évolue dans le milieu hip-hop. Voilà, Midero, nous avons centre son bi nga door muy sama live. Mais bala ñu ñëw ci sama live, ñu wax ci son bi nga xam ne moom nga njëkkoon a door muy Ama Number One. Pourquoi Ama Number One? Lu tax Ama Number One? Ama Number One dama naan man sama pilote man loolu la ma jox Ama Number One nit ñëwee ma see fekk sama base foofu laay waxee ma si fekk dama lay fete kon moo tax ma tuddee ko Ama Number One gis nga fi ma démarré ne ko man seex li jooy moom bébé sama biir waaw moom bébé joxoon ma ko biir baroon na ko peeram tey na laay fam jëndee ko dee lu mu gën a tàngee rek duñ ko guddee bu seetee ñu jaaree fa dee maanaam si dimension bu ma nekk maanaam dama say dem ba jeex ci tàkk maanaam bëgguma dara la fa seet moo tax ma ne ko ba seetee ñu jaaree fa dee doon gaynde nag ci digg àll bi di fàtte ba ñay ba takkal ma couronne bi gis naa rabi àll bi mu des si kanibal demal na ko biiru baale xorondoo man jiitam saleero tiitam jabal wel mu kat sa kan merci beaucoup kon loolu tax ñu indi Ama Number One yaakaar naa wax dëgg effectivement léegi sama live lu tax sama live waaw yaakaar naa ne képp kuy dund rek am nga live am nga jaar-jaar effectivement maanaam li may wax ni sama live la sama jaar-jaar la ndax ku xam waa di dëggantaan xam nga ne moo ci li ñuy wax si son bi nii amul dara luñ ci utilisé amul dara luñ ci yokk lépp moo am ndax maa ngi ko bi dégg nga fu ma ko démarré dama réer sama yoon moo tax ma jël bi la yoon dinaa si àgg dama metti si bi la yoon kon dama naan man sama famille xamuñu lii moo tax ma ne ko dama réer sama yoon ndax sama famille fekkoon yi lañ nekk dama ñëw ne dama réer sama yoon xamuñu ko man nag yàlla ma ko jagleel ma bokk si moo tax ma ne ko dama réer sama yoon moo tax ma jël bi la yoon mais yàlla mi ma ko jagleel nag moom laay waat si biir moom ñëpp bàyyi naan di seeg moom su ko jébbalu joxe su moom xam ne nekk sama xol effectivement waaw kon tout le temps damay toll di ko ñaan waaw moo tax am na yenn yoo tamit jërul ñu si dugg bu yaatu ndax dafay laaj lenn effectivement merci beaucoup am na solo ba tey ñu ngi seen émission RAS ak suñu invité Midero mais Midero bëgg nañu xam instant bi ci ñaata single la taxaw waaw dama naan Midero ba mu dalee rap 2016 la woon 2016 la commencé rap waaw mais période boobu mën naa ne bu ñu calculé te juumu ma rek man na 800 man na waaw waaw ñooy si 8 mais xëy na am na son yoo xam disparaître na jamono ji ndax période boobu noonu ma ngay tiré amoon base amoon koo xam ne mënoon na maa guidé carrément si hip hop ne ma tànk bi la ngay jiital nii ngay def dafa nekkoon loo xam ne sama bëgg-bëgg la war a ma daan ko def dama daan am toog sama gaale am soit génne benn sound rek dem studio xam nga tiré ne leen suuf teb génne leen ko dem seen sama gaale bu jour ma ñëw ne génne nañ koñ ñu waa ma déglu après dem naa sound bi damay jékki woo sama benn boy jiital ko studio ne ko jox leen kii sound parce que boobu aw ma téléphone aw ma dara sound yi foofu la laa des moo tax sound yu bëri amuñu si YouTube bi effectivement merci beaucoup ci loolu aussi tamit est-ce que yaa ngi yëngu ci benn label wala
non instant bii nag daanaka doon nañ ma woo si label woo nañ ma si ay label mais dew ma. pourquoi parce que damay door te dama bëgg def ni ñëpp def ponk ñëpp def. muy da ngay fekk benn label benn studio bu bees. kenn xam ko nga dig fa fay ba taal ko. man loolu ma tax a jug man maa ngi best pro laa nekk. studio bu bees la Seydina moo ko jiite ñu naan ko disco and the beat moo ko jiite. waaw donte sama son bi mujjee génnee mooy lawoon fa woon maa ngi ko def ak sama benn produit bu ñaan Metti Brain naan def ay fraude bokk ay kii nii ay répétition maaroon di dem kii di répété yooyu noonu moo tax ñu jël son boobu moo ko sentiré ñu jël son boobu noonu tuddee ko lawoon fa woon maanaam man moom ñoo ko bokk moom tur am la commencé sama tur am la commencé ñoo bokk même tur vrai bi tamit ñu jël son boobu def ko mais boobu ki moo ko pro My Tech Music ñoo ko pro My Tech Music moom lañ démarré woon mais à la suite xaw na am ay problème léegi disco moom noonu daal di génn jël yoonu boppam man disco laa topp nag léegi si nañ créé best pro boobu léegi man best pro boobu nag foofu laay fighting ma maa ngi best pro si kaw wala maa ngi best pro si suuf rek mais dama ko bougé. effectivement merci beaucoup mais également gis nañ ne ci li nga xam ne moo di wàllu enregistrement son yi naka la fay demee am na ay jafe-jafe wala. assez am na ci ay jafe-jafe yu métti ndax xam naa ne dañ naan artiste dañuy génnee mu naax nga déglu di kontaan te fekk ne ñoo ngi def loo xam ne mënuñoo taxaw benn di ko wax ndax bu ñëpp di nelaw yow yaa ngi ceene toog sa kaw sa digg lal tiim sa instrument di xalaat di jël sa xel di yóbbu sori bu nit ñi nekk en l'aise yow doo nekk en l'aise yaa ngi jël sa xel di tourner loo gis tamit yaa ngi ci nekk di ko jéem a découvrir di ko jéem a xool naka nga koy kii ba indil ko gars yi kon yaakaar naa ne sama yombul. effectivement merci beaucoup loolu am na solo mais également bëggoon nañu xam puisque yaa ngi basé wu à Dakar te ku ne xam na ne Dakar fa la lépp di xewee est-ce que Bidero mi ngi doon fréquenté ci li nga xam ne moo di concert yi di fréquenté ci yenn boîte yi pour wane li nga xam ne moo di talent. assez waaw man maa ngi fréquenté fépp ndax man dama naan duma naan artiste laa rek damay kàll sama dox. non non foog ma daal dem yenn concert sax damay jar ma dem rayante ba fexe ba bokk ba xam nga def lépp pour bokk rien que yooyu nag du pour yëpp laa koy def nag. dafa am yoo xam ne du yomb nag des fois da nga dem gars yi fot la si suuf di la laaj ay cet xam nga bu lépp rek pour nga yéeg. mais loolu lépp nga fay joxe tamit aussi day jël soit ci yow. ndax loolu pour jaay sa bopp la ndax artiste bi nga xam ne dafa jël xaalisam. def ko si samanam dem des fois da ngay dem si rajo. ñu lay laaj xaalis. waaw nga jël xaalis boobu noonu joxe ko fa. rien que sa saan boobu pour daw foofu noonu. léegi ñooñu ñu dafa découvrir nag ñooñu nag ëllëg ñooy dem ñoo lay fay kooku noonu nga fayoon tamit ëllëg si biir tamit dana la fay waaw loolu la tax. merci beaucoup également ba tey ñu continuer ak yow ci li nga xam ne moo di série de questions yi bëggoon nañu xam parce que jamono ji génne li nga xam ne moo di album ci wàllu hip hop bi yombul ça prend du temps ça demande du temps également day laaj lu bari est-ce que yaa ngi pare pour un jour nga génne li nga xam ne moo di album. oui maa ngi ci liggéey yàgg na daanaka dama dugg si hip hop am ci 1 an taxaw samp sama ndënd na damay def projet damay def album xëy na du yóbbu nag mais maa ngi si ay mixtape ndax def naa mixtape bu lakk mooy LNG tape yaakaar naa wax naa ko si biir LNG tape bi ngay dégg boobu dafa lakk dañoo dem ba à la suite mu lakk moom studio bi ma njëkkoon a nekk foofu dafa doon defaree moo tax boobu dafa mujjee yàqu moom foofu sax xawoon naa faa découragé tuuti mais xam nga rek gars yi mooy loolu buñ la xasee ba découvrir rek am na loolu leen apporté kon duñ la bàyyi ngay bàyyi noonu xam nga léegi nag si laa dellusiwaatee waaw léegi man maa ngi ci projet maa ngi ci ay projets yu bare yaatu sax ba nii fii nii waroon nañu indaale benn projet mais ak corona beeg bagage yi nu mu demee noonu loolu mujjul am. effectivement également aussi tamit bëggoon nañu xam Bidero est-ce que am na ñu nekk ci ginnaawam di ko encadré wala moom rek moo jël yoonu boppam. assez am naa ménageur am naa petit staff mais amul benn borom doole bi nekk sama ginnaaw lépp lu may def man maa koy def man seul maa koy def man maa yëkkati sama xaalis di joxe man maa def lépp maa koy defal sama bopp kenn nekkul sama ginnaaw. également aussi tamit bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moo di wàllu texte yi ku ne xam na ne comme ni nga ko waxee bind texte yombul da ngay tëju sa néeg concentré wu ci xalaat texte yi aussi tamit naka la fa demee. waaw texte moom man maa ko bind sama bopp. mbindee mësul taxaw
ba ma dalee rap ba léegi mi nekk mosul taxaw na ma météo dindi lii nga dugal lii mosul am. da ngay bind sa texte mais boo bindee sa texte ba pare est-ce que am ñoo koy wan pour ñu corriger la ci yenn failles yenn problème. non loolu mosul am mais bu ma demee studio bi ma nekk. waaw ñoom am na ay ingénieur de son yu fa nekk. bu ma tiiree nag danañ ne sa waay sa sound nice na bala maa tiiree xam nga son moom doo tëb rek ñëw na rek dugal dem dinaa fa taxaw xam nga sonde voix bi defar bagage yi xool nan la ñu war a demee lan mooy jiitu ak yooyu noonu léegi ingénieur de son bi fa la koy fekk te musuma dem foofu noonu de freestyle wala ma def benn son wala ma dugal benn test mu ne ma kaay dindi lii wala nga dugal lee te lépp man maay ceene sama lega bind ko wala ma ceene sama benn roq su sax ndaw bind ko. Voilà, également merci beaucoup MC Midero comme ni ma leen ko waxee ñu ngi génn ba tey fii ci M-Media TV ci li nga xam ne moo di émission RAS di dalal li nga xam ne moo di jeune talent du nom de Mouhamed Diop alias Midero muy xale bu am talent macha allah di yëngu ci li nga xam ne moo di diwaan wàllu li nga xam ne moo di hip hop yi basé wu à Dakar également wax nga ko sànq Thiamène sa cosaan la sa natt sa fièvre la est-ce que Midero am na lu muy prendre pour waa Thiamène parce que gis nañ ne rap bi ci Thiamène taxu ko demee noonu comme li ñu wax tànki kanam yi dafa xaw a yéex est-ce que Midero am na leen ay projet yu muy pareel jëm si li nga xam ne moo di Thiamène. sëy bëri na lool ñoo ci nag mais duñ tëb rek wax ko parce que pare wuñ ci dañ see nekk di liggéey ñoo ngi ciy liggéey nag waaw te bis bu pare dañuy xam ne Midero kat lim doon yoot di dem ak a dikk lépp am na lu mu doon pare fii lu màcc loo xam ne ñoo ngi ko fi pare te loolu noonu incha allah dama koy defal benn groupe boo xam ne moo ko fi téye nga xam bu Midero demoon ba bàyyi rap sax loolu day continuer di dem te loolu noonu ñoo ciy liggéey te bis bu pare da ngeen ci jot. Voilà, merci beaucoup ñoo ko déggandoo kon waa Thiamène ñu leen di continuer di leen lancer appel bi ngeen jàppale ko puisque am na ay projets yi nga xam ne mi ngi leen koy pare te yaakaar naa surprise la sans plus tarder dañuy bàyyiwaat suñu invité du jour muy Midero mu demalal ñu ci podium bi cette fois-ci li fi ne moom nga ñuy indi ñu pare ñu découvrir li fi ne. Check. xam ñu xamel àjjana ak safara nekk sama biir bàmmeel di gis àjjana ak safara kàddu gu neex defal biir àjjana toq samay nopp bànneex ba raw biir àdduna yoxu bu tar lay dégg biir safara kàddu gu diis mu malaaka saxaar lañ bindee si safara kii yéemu la ko fanaan ci ngaru dëmm ba xëy jaaxalu la traite bar nañ bindee si dëru bët raw ñagas fii dara toxul lépp a ñagas bañ moo ko ma xas mais na ko dëgg nas ñëpp am sas ko bañ a raw la rek lambiri sa fas dee kenn du ko bas tax saytaan yi nañ ko xas di dund suñu kaw mais ñu biti tim kaani saw kañ ngeen bëgg di gis taw mu xëy ne rek rongo ñe taw ku ne fa nga ne foog ne yaa féete kaw xolu nit mooy dënn boo ko déggee am na lu bën dëgg gi day bañ a sëgg ba taabe si lëndëm laa bindee te si lëndëm ku ne si lëndëm biir dootoo gërëm saytaan yi leen sëlëb jubla soo su jottoo leen si xërëm di dërëm koy mujjee xanaa te la yërëm da ngeen a fàtte ngërëm mooy seen sëngëm lii maa ko jëlee si laa bi nu muuma dox ba tànki xaar te kenn gëngëw ma li ngay waroon ci loxoy gaana wërsëgu yàlla joona waaye yàlla bay sa tool lu ne seen xarit seen xol rek ma sa xool wala xaju tax naa bani aadama loolu rek doyoon na si teranga ñëpp ñàkkee ko fayda ma ma gën a jekk si bàyyi ma lu neex ak bànneexam si ëttu bàyyi ma seet sa doom di koy bàyyi ma bul ma laal bàyyi ma subhanallah xol yi ma si ba plan yi des vampires def ci ban gante pire seytaan nee leen pire si jëfam rek la leen xiir jow xente beeg lekkate ba suñu biir kañ gën gëj a gis ñu dem juma lu dul ajuma lii yëm na ma ku la gën a jege du la reetaan kooko lay gasal sa kaan sa waay daas sa paaka jox sa noonu te lépp rek la fi xaar jëlu li si xaar succès CFA dañuy coow ba fàtte poñ borom prophète sa jëf rafet mais Iblis jot la ci ngeen fet ba xaru daga noonu ñu sa wet duñ fi des mu ko di weet duñ fi des mu ko di weet ku dul dara ba dara man duma dara ko ne doo dara mu mel rek kenn dara doo xam si ni nga juddoo di nga xam kii sa borom moom mi ñu boole moom li nga xam kenn du ko jaawale ba koy bokkaale fàtte na nit moom dañ koo sàkk nit di nga sàmm xamal bañ bokkaale bul yàlla du juum nit la du moom bul jaawale ram ak sénégalais asamaan si ku ko tiim def si jantam muy tàkk
tàkk di leer yow nanga koy faale jël géejam ki warale ko dunya ak jawwam di bul bokkaale ko la doon artir bokk ngay daafir kookaa di xadir bul bokkaale kuy bokkaale lu jëppal na yow man ardi kenn du ko faale alhamdulillah rabbi xaaliqina moo ñi aar kon yow bul bokkaale daw bokkaale dan kenn du ko baale nga julum la julle nga jàpp la jàppoo nga ñaan bre ñaanal àdduna foori gi lu ñu fi leppal si biir ëllëg si biir dëgg wu ci soo ko déggee nañ ko jafe ndax bu ñëw bañ la fekk si defet na lépp rafet doom na sax noo jot prophète sax dooma kuy jot prophète. Voilà, c'était le son intitulé Définé, on toujours avec Midero dans votre émission RAS. Midero, oui Définé. Pourquoi Définé? Définé waaw bari na de. bari na lool sax ndax mën naa ne son bi mën na album son bi mën na album boo ko découvrir ndax dañoo tënkal di dem parce que mën naa ne benn bu ne rek mënoon nañu ko jël def ko son mais loolu noonu dama naan dañ ciy wane waale suñu talent dañ ci wane waale li nga xam ne ñun moom lañ doon son bi ne man bëgg naa xaajee sax def ko ki outro jël ko def ko son def ko album def ko projet mais dama na graw naa ko def benn son rek xam nga balancé ko mu dem ndax naa ne bu ko déggee ñoom seen xel dina àggale lu ci des kenn ku ne li ci jël rek li ci xam boo ko partagé mën na laa jëriñ ndax yaakaar naa ne son bi du waxuma si leen loo xam ne du jëriñ nit ndax leen lu ne maa ngi ko si waxaale lépp laa ci lan ba julli gi sa yaa ngi koy dégg maa nga loolu àjjuma yaa ngi dem juma loolu yëm na ma te bu njëkk amutoon xam nga léegi ñun moom CFA bi ñu topp ak buzz bi ba ñu fàtte fonki borom effectivement moo tax mu lépp laa ci taxañ moo tëddee ko li fi nekk ndax loolu rek moo fi nekk ndax li ma def sa saan bi dara génnut la fi nekk waaw moo tax ñu def saan boobu noonu. Effectivement, merci beaucoup. Mais également bëggoon nañu xam ne est-ce que Midero bokk na ci artistes yi nga xam ne seen édition maanaam dañuy dénoncer li nga xam ne moom lay société bi dund maanaam jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi yëngu ci moom lay population bi di dund. oui dañ ciy yëngu bu baax parce que ñun la ñu woowee la voix de sans voix. Effectivement. ñu ngi woowee opinion yi. kon war na bu population bi amee lu lay metti ñu taxaw xam nga fighting génne leen si loolu noonu doonte yóbbul ndax des fois mën nga wax jam nit wax dara loo xam ne nit maanaam loolu mën nga see jaara dem jeel loolu lépp mu ngi ci ndax damay bañ a tooñ mais gisoo fi mbalax man mu dem jeel. si am na non si am na. si ay kàddu laa wax. ci ay kàddu voilà effectivement ci ay kàddu. mais kon ñun ñoo ci dem ay jeel. ci ay kàddu. ndax nit askan bi dañuy bëgg dara. mun ñëwuñu ko wax ñu dikk taxaw kenn volonté wu dikk taxaw wax ko ñu paqueté dóor si kaso bi kon loolu ñun rek la am. Effectivement, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, comme ni ñu leen ko waxee woon yéen a ngi seen émission RAS tey ñu dalal benn ndaanaan muy Mouhamed Diop ñu gën koo xam ci Midero mais Midero bala ñuy jeexal rek damay lay bàyyiwaat nga démarrer sur le podium cette fois-ci quatrième son bi ñuy dugal gëmatuma la. waaye. pourquoi gëmatuma la nga may ñu ci tuuti avant. waaw gëmatuma la moom mën naa ne la ma dund la. gëmatuma la dafa am. ko seqoon ak relation. ça c'est foofu la. waaw. allez-y kon ñu bàyyi ko découvrir li nga xam ne moo di gëmatuma la. ok. gëmatuma la for life. Midero of the end where you are. Best product. ñàkk ko ci wàññi baax di tas këram xolam di jeex daa añee ceeb tey mi lekk laax dama ko foogoon ku baax moo tax ma dugg si moom mais sama yaakaar moo ma naax dama jëloon lépp jox la sama xamoon nii lay demee du ma jël lépp jox la tey am naa soxla sama xol nga daal di fa weex jëm dund ak keneen si la ma benn ne si leneen bàyyi wuti visa sanjeen jël jaww ji dem feneen wuti dërëm sagam mooy may gërëm laay guddi la ma sëlëm laataa ba set ma gëlëm bi ñu jëlee noonu lay waree saa waay bul xoolee seen signature crayon lañ ko fooree musuma gëm ne naa colle gàllem naa doo fréquenté dem ba bokk si famille yaa ma daan wax boo bàyyee balaa jëm lii ku ma ko xool du ma ko gëm ah non kii mooy jàmm gëmatuma la nabatuma la xamatuma la bëggatuma la gëmatuma la xamatuma la bëggatuma la
nabatuma la yeah. Dama dikki indaale loolu ak loolu mu bëgg ma gëm loo maa koy jooyloo inde mun a xanaa xooloo fi ñuy jaar nañu booloo yow mooy lu war le passé mais lii neexul a fàtte sama xol ba ma froissé gisuma woon ko ko passé sama yéene mooy nga ne sama yaay doom yow laa bëggoon nga juróom a gën di koom fii nga ma jëndee foo jantal mu di ma romb di ma pantal di ma gëm loo sama réew xol randal ñëpp ma mer woon sew ba sax ñi may àndal yow xam nga ma jaraloon ane lu la jar lii sa bopp nga njëkk a weeti ki la gën a bëgg nga tekki xamoo leen ku leen bëgg ku leen di futti rek ngeen gën a bëgg sama diggante yow jeex na su ma la waxee dëgg ki ma gën a bëgg dëgg mooy kuy sàmm kóllëre yàq moo benn kóllëre demal ma dem gëmatuma la nabatuma la xamatuma la bëggatuma la gëmatuma la xamatuma la nabatuma la yow. Voilà, merci beaucoup encore une fois MC Midero gëmatuma la gëmatuma la son bi daw na yaram de daf la trahir quoi waaw loolu dafa demee moo loo dund la n'est-ce pas waaw laay loo dund la réel la dëgg loo dund la waaw premier couplet bi moo dund la mais deuxième couplet bi laay fi jàmbur laay tari waaw ndax ñun noonu lañu def danañ tari li ñu dund mais danañ tari waale laay fi jàmbur ndax moo tax dama bëgguma jël lépp par exemple laay def ko si man moo tax ma jël premier couplet bi mais également deuxième couplet bi également yaa ngi ci wax ki ma bëgg mooy kuy lan ki ma deuxième couplet bi yaa ngi ciy wax ki ma bëgg mooy ki sàmm kóllëre waaw maa ngi ci tari live jàmm aussi tamit maa ngi ci préparé sama bopp. yaa ngi préparé sa bopp waaw et cette fois-ci gëmatuma la bi est-ce que cette fois-ci yi vidéo fi nekk saa yi gëm na ko wala gëmatu ko saa yi kay war naa ko gëm moom. waaw voilà donc mbokk yi téléspectateur M-Media TV ñoo ko gisandoo mu nekkoon li nga xam ne moo di seen émission RAS tey ñu amoon mbégte ak kontaan bu baax a baax dalal benn jeune talent comme ni ma leen ko waxee du nom de Mouhamed Diop alias Midero yaakaar naa yéen a dégg li nga xam ne wax na ko fii ak projet yi nga xam ne nar na ko ci li nga xam ne moo di ci domaine bi muy yëngoo muy hip hop bi mais laata ñuy jeexal MC Midero ñu bëggoon a xam sa li nga xam ne mooy mot de la fin bu ko defee ñu ñëw ci li nga xam ne mooy freestyle bi maanaam lan ngay lancé ban appel ngay lancé jëm ci autorités yi jëm ci sa mbokki rappeurs yi également jëm ci li nga xam ne moo di fans yi ak ci yan projet ngay nar a yënguwaat. sama mot de fin moom yaa ma gën a xam di kebe ñëpp di la kebe yow tamit xam nga lii dafa naaj trop ndax ñëw si sa site ñëw accueillir la si ne moom dafa rafet ndax mën naa ne su ma ñëwoon bii nii ba delluwaat temps ñu découvrir na te fii ne am na benn kii fi nekk benn site bi fi taw te ñëw ba fi sa waay mooy loolu de waaw ça yow yaa leen considéré wala ñoom considéré wuñ la foog mu doon ci benn foog nga sàkketoo leen wala ñoom ñi lay sàkketoo moo tax ba ma ñëwee fii ma kontaan trop bañ ma ko waaj tamit mooy loolu aw ma ci benn satisfaction pour bañ a kii ne moo tax waaw li may lancé autorité yi ñooy xam nga ñu def nànk rek yaa ma gën a xam ñi ñaan waa ji fi dugg nii gane si ñu lànk na du ñibbi mooy Covid 19 waaw moom na dem si jàmm ak salaam xam nga bàyyi ñu delluwaat suñu projet parce que mën naa ne lu ma xañ sax man dafa bëri lu ma xañ def parce que ay centaine projet la ma fekkoon yoo xam ne waaw moo yoroon gang bi xam nga borom kaa jàllale fu sore tey jii dafa ñëw recel loolu lépp tam si ay banqasam te loolu noonu tamit du mën a dafa disparaître mais mu ngi ñëwaat ndax dañuy xaar gang bi wàcc rek xam nga ñu dalal suñuy bagage waaw autorité yi tamit ñoo ngi leen di woo xam nga ñu jàppale seen talent ndax dama naa ne musique bi jamono ji période bi ñu jëm ba si kanam fu mu bokkul dem naa ne foofu noonu du mën a du développé yenn développé yi waaw parce que artiste day jëli di indi day jël fii di yóbbu di jëlee fii di indi fii ndax su mu tey jii bu mel ñëwee terrain xool nag gis nañ ni kat li la waa terrain di dund mu dem Dakar tegal leen ko def ko benn sound yi daw si site yu fa nekk di daw si rajo yooyu noonu gën dañu xam ne lii la waa terrain di dund tey jii man fexe naa ba xam tey si ni su ma taxawoon woote fii nii même benn saa waa Dakar dina am ñu faax ñëw
parce que nu ma ngi tuddee seen kanam tout le temps def naa si ay freestyle yu du jeex mais xëy na joxe guma ko après naa si bëri xalaat bind ko ndaw waaw moo tax loolu may tudd noonu ñoom dem nañ ba gis na terrain moom mooy loolu ne ko kon gaañ bi kenn bi ma loolu du village. kon maanaam daal image yu Thiamène jaay nga ko Dakar. waaw jaay naa ko fa. waaw kon nag autorité yooyu noonu nag ñoo ñu war a mën a dooleel ñun ñi nga xam ne ñoo ngi dem di jaay image yi ndax ñu ñoo jël di yóbbu. kon war nañ ñoo mën a dooleel. ak képp nga xam ne moo ngi Thiamène di ko représenté xam nga kon war nañ kaa mën a jàppale du mën a sama côté cadre rap kese kon damay fiir ba ëpp moo tax dama koy yaatal même artiste comédien yi gis naa leen fi xam nga mbalaxmaan yi tamit la même chose xam nga danseurs yi la même chose rappeurs yi la même chose ñëpp producteurs yi la même chose kon ñooñu noonu autorités yi nga xam ñoo nekk Thiamène war nañu leen a mën a gestu xam nga may leen benn doole ji ba ñoom ñu mën a jël image Thiamène yóbbu ko foo xam ne àgg fa woon ndax am na seen benn soxna ko war na got war na bi sa tur dina wër àdduna bi jóge si sa doom yi te nekk village léegi ville village du dàq te loolu dëgg la dara dàq say doom bëgg la ndax yaakaar naa ne Thiamène moom ay doom bëgg nañ ko ba pare ndax fépp ñu dem image Thiamène la ñuy wax man damay taxaw foo xam ne si ni diggaat yi damay am complexe ci tudd fa Thiamène ma dikk na am from Thiamène dañuy taxaw di ma xool li ma reewaat naan kaw bi nga doon ak yooyu doon maa ngi si fer kaw bu mag la donc sama si jàpp nga yaaw. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup amis chers téléspectateurs de la M-Media TV, c'était votre émission RAS recevait aujourd'hui un jeune talent du nom de Mohamed Diop alias Midero, basé à Dakar, natif de cette localité. Présentation DJ Sakababs en compagnie de notre sponsor leader Manizeri Sopunabi de gérant Moustapha Dié Bousseïd Babakarsi. Vous pouvez le contacter également au 78 196 37 30. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans d'autres émissions avec d'autres invités. Voilà, sans plus tarder, nous allons invité. Nous devons nous faire un freestyle en attendant nous tagato. Merci beaucoup. Thiamène dama dëgg wala yaakaar mu ko de wala bokk yow dama guddi teexel lay fanaane gerte yaa ko wax kenn du la jëm naa ne wala nga am xamale ba ñu nekk góor ñax tàkkate dem ba doon yaay cuuna ndax suñu def ñu wàcc xare bi ñaar na ñu des àggale yan bi ñoo ko ñoom moo tile xare bi war na nga bi sa tur dina wër àdduna bi jóge sa doom yi te en ak tur village dégg village du daax bi en loolu dëgg la dara daa ko say doom bëgg la bis en love la ñu xam ke fi indi ay della ko ko jële woon ñu jàmm rek la ñu am te en jas la ba kuy gën ak Thiamène sa loxo si kaw bi gis Thiamène dama këb kuy doomu M-Media sa loxo si kaw bi gis M-Media la ñu gëm kuy doomu Thiamène sa loxo si kaw bi gis Thiamène la ñu gëm M-Media si kaw M-Media day fly comme si kaw gisatuma dara lu ko tee comme dañ àgg fi mu jëm ndax Thiamène àgg si kaw comme amul lu ko nag tee maa ngi dox nànk di jéego samay jéego gisaguma ko ma mën a fex fenn booy génn ba teq si lenn ndax M-Media laa njëkk a taxaw di ko fi wone yàgg nañ di ko teg booy foog M-Media daal di wone mbooy bi dafay dem di kat na def ñi naan noonu dem gi naan foog sax dem dama ko yóbbu fu sori M-Media foog mu àgg fu sori yàgg nañ di ko def booy dootul dégg di am sorry dama leen a tag am sorry noonu ko doo ko fi dégg di jàmp tak gaari tak lañ ci xoor yi ngeen takal ma seeni xoor yi fu ma jëm a sori wallahi ku ma topp di nga gore gerte plan yi te dëkk plan yi M-Media maa ngi di digal ak booy foog ma la dégg M-Media moo tax tey foog ñu joxe ko kuy doomu M-Media sa loxo si kaw